tey ku mu neex mën nga dem julli ji mais charia dafay teg loo xamante ni waxu la ni bu feebar amee boo jugee dem julli ji am bàkkaar faw ñuy leeral loolu ça veut dire que charia wàcc na feebar wàcc na ci réew mbooleem borom xam-xam yëpp ñi jàng téere ñëpp d'accord nañu ni laaj boo ko lekkee ci sa gémmiñ waroo dem jumaa di julli ndax déranger ki nga nekkal waxtuma la ak feebar boo xam ne doo ko gis te l'islam ci xadaara lay dox ci civilisation tey marché bi du moom moo itteel l'islam yaa ngi dégg. oto bi du mooy li ñu def amalgame Mohamed ñu ngi def amalgame en fait te xam nga. non Mohamed xaaral comme ça loolu dañ ciy discuter mais diine xam nga diine lu ko ñor. lii wàcc na yàlla lii la ci bëgg jeex na. kenn ku ne yaay def li la arrangé. non ñu ngi def amalgame en fait gis nga dene même rassemblement mouvement ak stagnant boobu ñuy wax boo demee ci Auchan di nga fa stagné plus de 15 minutes taxaw di rang te doo bouger. et c'est pire donc il faut aussi ñu wax non damay daaneel il faut aussi ñu wax li nga xamante ne moo am car rapide da nga siy nekk lieu de rassemblement la car rapide ba ñu mesure commencé wàññi nombre de personnes yi yàggul te pourtant ba ñuy njëkk jël mesure dañu njëkk fexe ba jumaa yeeg jàkk ñu tëj ko dañu ni xam nga ni Sénégal parfois dafa jafee waxee parce que boo waxee li ñu comprendre la ñoom lu ñu bëgg nga comprendre lu ñu bëgg dégg dañu ni li nga xamante ne moo valable ci yeneen lieu de rassemblement yi te mosquée nga fay taxaw maximum 5 minutes nit ñi dañu mature ils ne sont pas des moutons ba bu ñu duggee ci mosquée dañuy taxaw di contaminante boo leen niwee def leen nii dañ koy def parce que nu ñu mën a nekkee ci ay grandes surfaces nekk ay nit yu mature noonu lañu mën a nekkee ci mosquée nekk ay nit yu mature il faut pas que ñuy jël mosquée di ko stigmatiser def ko benn lieu boo xamante ne lieu bu propice la ci développement virus il faut pas que ñuy insulter les Sénégalais yaakaar ni mën nañu dem ci Auchan mën nañ dem ci hypermarché mën nañ dem feneen ak feneen ci ay yenn bërëb yi nekk fa ay nit ñu responsable mais bu ñu duggee ci mosquée dañuy def du n'importe quoi et tey jii boo xoolee les images les Sénégalais ont montré que ni li nga xamante ni image bu Macky Sall amoon la ba muy tëj ci mosquée yaakaar dañoo irresponsable les Sénégalais ont montré qu'ils sont responsables et ñoom boo leen mettre face à la responsabilité ñu jël ko à 100%. Baye Oustaz Modou Fall moom tamit mu wax ci actualité bi parce que ci débat bi la bokk Oustaz ñu ngi lay dégg. Nene Aïcha di am mbégte ci fekkee débat bu am solo bi nga xam ni yéen a ngi koy doxal man xalaat bi ma ci am rek. foo féete Oustaz ñu ubbi ko wala ñu tëj jumaa yi. waaw man fi ma féete mooy nañ ko ubbi te organiser ko. ma jàpp ni nu fexee ba Auchan bi nit mën faa dugg ba du joxanteeg nit loxo takk maskam di mayante distance ñu di ko def ci banque yi di ko def fépp tey plateau bi sax boo toogee da ngay gis ku nekk sori na moroomam pour man nii ñu toogee ba mën a waxtaan nii jël suñu temps lii moo gën a yàgg julli buñ ko organiser noonu ci biir jàkka ji dañuy julli sans problème mais nañu bañ a nangu ni jàkka ji buñ fa duggee organiser ko mayante distance comme nii ku ne mën ngaa julli maa ngi dégg ñu naan kuy julli si indaaleel sa sijaada mais loolu système bu baax la. kon kii tout à l'heure pourtant Omar Faye kon da ngay rejoindre Omar Faye lu mu doon wax ne que organisation boobu xëy na loolu la ñu waroon jiite avant ñuy wax waxu tëj juma. waaw mais parce que bu ñu ko organiser rek lépp lu àdduna organisation la laaj bu ñu ko organiser nit ñi julli sans problème mais li ma d'accordul mooy na marché bi di dox na lépp di dox ñu di ko organiser mais jàkka yi kenn mënu ko organiser déedéet jàkk néegu yàlla mën nañ ko organiser ku nekk nag valable nga ci tëj sa jàkka valable nga itam ci joxe li nga xam ne moom mooy sa xalaat mais daal li ma xam mooy lu nu organiser dana dox ni nu organiser marché beeg lépp mayante distance takk masque tey am na ñoo xam ne boo leen dee jox loxo dañ naan la sa waay xanaa yëgoo li xew nuyoo bàyyi nañ ko nangam mais pourquoi ñu accepté ko ci loolu nañ ko nangu ci jàkka yi nit ñi di naafile di julli. d'accord ñu bàyyi gën a dalal xel. mais bu nu bàyyee noonu julli wuñu organiser wuñu ko dalul xel daal pour man sama xalaat. Omar Faye. li ci France li ci États-Unis li ci Arabie Saoudite du ci Sénégal tu es à 2000 cas amoo foo leen dugal actuellement waxuñu ko ñi jiitu ci xeex bi ñooñu ko wax mooy waa santé egg nañ ci phase de saturation moo amatuñu pexe ci 2000 cas alors que bu doon France boo amee 600 000 cas am foo leen dugal te amul yow amul matta. tey ñu ngi ko doon jàllale ci actualité tout à l'heure justement hangar des pèlerins aussi ñu ngi wax ne que fees na. mais dama lay wax c'est-à-dire foofu mën nga sol benn yére bu weex pendant une semaine du tilim kooku seen cadre de vie ak suñu cadre de vie du benn nañu comparer lu comparable
foofu la ñuy waxee boo gisee ñu ne yàlla musal ñu bañ a egg ci cas yi mooy bu ñu xoolee ñun suñuy infrastructure hospitalière xam ni ñuy dundee xam nañ ne bu ñu tolloo fenn fi am problème. mais est-ce que Abdoulaye Mbow foofu loolu moo taxoon nag ñu bëggoon ñun Mbaw gannaaw virus bi gisuñu ko gannaaw dañu am indi moomati ni kenn gisu ko te nu ko neexee lay ñëwee te doo xam ni mu ñëwee ñu ne nañu dem dellu ci ki nga xamante nii ne lépp lu am moom la. mooy suñu borom mais loolu la. d'accord moo tax ñu ne nañ jëm jàkka ja nañ jëm jumaa ji julli ji ñaan yàlla pour que yàlla dimbali ñu mbas mi nekk si ñun mu jóge fi waaw donc pour toutes les scientifiques du monde xam nañ ne instant bi nii amaguñu vaccin ba pare ñun jumaa lañ wax oustaz waxuñu si jumaa yàlla am lu ñu ci wax te li ci yàlla wax loolu ñu ko gëm dama déglu benn oustaz barki dem xam la wax nee na julli bi ñuy wax distanciation sociale bi sax du yoon parce que yonent bi bu daan julli ñëpp dañ daan taxaw nii penk ñëpp dañ daan seere ñu julli dañ daan seere bu ñu julli yaa ngi dégg dañuy seere ñun ñëpp julli donc loolu doon na lu xamante ni ne est-ce que tey bu ñu defee distanciation sociale loolu est-ce que xel nangu na ko diine nangu na ko. waaw non am na ku si wax diine nangu boo leen seetee réseaux sociaux yi am na benn oustaz bu ñu invité bu ñu invité si benn télévision mu taxaw di wax loolu. distanciation physique bi. fu période bi ñu toll nii diine nangu na ko. bu fekkente ni bii dañu ni bu feebar amul dara xewul buñ dee julli na sàppe yi tolloo li mag ñi naan mbagg ak mbagg tànk ak tànk sawu suufu fakkoom ni ko arab di waxee jubal leen sàppe yi loolu bu dara xewul mën na am mais bu fekkee dañu ni dafa am feebar boo xam ne virus la te day wàllaate dañuy mayante distance loolu sharia daf ñu koy may. ñu mooy tonte julli gu valable te kenn du jege sa morom. ok léegi nag loolu nag moo tax Sénégal nag dafa métti parce que dama dégg temps yee passé lu ma jaaxal. mooy sama benn xarit daf ni ma suñu waa jàkka ji tëj nañ jàkka ji ma ne ko lu xew yéen a ngi doon julli mu ne daa am ku yoxosu dem boole ñu. bu nu demee ba léegi kuy julli dañ lay boole dem yóbbu la police lu xew Mouhamed Mbaye day julli ci jàkka ji gis naa ko muy julli ji fa la heure yëpp. waaw non parce que lu ci nekk nañ ko organiser rek buñ ko Sénégal méttiwul mais organisation bi ci jàkka yi laa bëgg ñu insister yi def ko parce que gars ñi nangu nañ lépp nag ñu organiser ko boo seetloo nangu nañ lépp ñu organiser ko. d'accord ñu ngi naan jàngi beeg lépp dañuy organiser nangam nañ ci dugal jàkka ji rek. parce que du ñu nangu aussi nga daaneel ñu dem ci puy après bàyyi ndey dime ak monsieur le ministre. du ñu nangu. fi corona bi toll mën nañu nangu ñoom état ñu jël toutes les dispositions mais ñun ñi aji gëm yi tamit du ñu nangu ñu désacraliser suñuy lieu de culte. d'accord alors Pouy Ibrahima Pouy depuis sànq maa ngi gis yaa ngi bëgg a intervenir par rapport ak ubbite jumaa yi yow yàgg nañ dégg sa position ci les grandes gueules xanaa tey nga wéyee la. balaa may ubbi dafa am loo waxoon fan yee passé 3 minutes par intervenant. Je voudrais que ñuy xool ni ñuy joxe parole yi parce que nous sommes là pour que chacun donne son avis donc bu ñu nee 3 minutes qu'on respecte le temps de parole parce que fii dañ ko waxee woon. Oui, mais c'est un débat, Ibrahima, c'est un débat interactif. Ouais, donc, c'est un débat, mais aussi, qui veut réagir, réagir. De discipline, on attend qu'on nous donne la parole. Non, ça aussi, dama ko wax de passage quoi. Non. Donc, ma ñëw ci wàllu jumaa. Il faut qu'il arrête. Débat interactif là. S'il te plaît. Non, il faut que tu arrêtes. On t'a donné la parole, j'attends qu'on me donne la parole. Non, par des mesures de discipline, j'attends qu'on me donne la parole. Voilà, donc s'il te plaît, je ne t'adresse pas à toi, s'il te plaît. Ibrahima. Mais ne nous parle pas de discipline, s'il te plaît. Je ne parle pas de toi. Ibrahima Pouy Ibrahima. Ne prends pas position. S'il te plaît. Ibrahima. Aïcha qui présente l'émission. Ibrahima, non, Pamata, même s'il te plaît. Pamata, non, s'il te plaît, Maïma. Ibrahima, il faudrait que aussi ñuy respecter ñuy seetaan. On peut pas venir là mu nekk un débat boo xamante ne c'est personnel ngeen di waxante non. Il faut qu'on respecte ceux qui nous regardent. D'accord? C'est un débat interactif. Ibrahima Mbow, laisse-moi terminer s'il te plaît. Ibrahima Mbow su waxee moom mu bëgg réagir, il a le droit jël sandi ci kàddoom. Non, je comprends. Voilà, donc on t'écoute par rapport. Ibrahima sama grand frère la ma Abdoulaye la. Donc par rapport ak li ñuy wax ci jumaa yi képp ku doon déglu émission Grande Gueule bi nga xam ne ñun dañ koy animé ma bokk ci plateau bi bokk na suñu combat
pour ñu ubbi jumaa yi ak jàkka yi man personnellement parce que d'abord suñu ngëm-ngëm ak suñu foi moo ñu permettre tey lépp loo xam ne wàcc na suñu kaw muy naqaar wala muy nattu suñu borom lañ ciy njëkk a xalaat te defal nañu suñu borom digal ñaan leen ma may leen donc man loolu suma ngëm-ngëm la te ngëm-ngëmu ñu bari la ci réew mi donc buñ ko kaasee ba suñu borom dogal tey ki nga xam ne mooy la première autorité étatique du pays tey le président Macky Sall dama gëm ne balaa mu ubbi ay jumaa di joxe ay mesures d'assouplissement ci wàllu mbas mi am na ay conseillers am na ay techniciens sanitaires am na équipe boo xamante ne ñoom lay waxtaanal d'abord sur tous les plans muy côté économie côté social côté religieux et la preuve wax na ko nee ne lépp lu jëm ci wàllu religion bi ci wàllu jumaa yi damay jël ñi nga xam ne ñoom ñoo ko gën a yelloo te féetoo ku ma teg ko seen loxo ñu waxtaan si en accompagnement avec le ministre de l'Intérieur bi nga xam ne moom mooy bokk ci liggéey boobu pour ñu organiser ko c'est pour dire que tey nous avons un président de la République boo xam ne dafa déglu njabootam déglu askanam te nag njiit loolu lay jëriñ bu ñu la falee jox la ndombol tànk Sénégal yëpp maase jox la te ñu fàtte ne yàllaay fal doomu aadama falul tey bu ñëpp maase woon ne tey dañu bëgg a fal Omar Faye mii yàlla suñu borom nekk nattugoo bindu ko fañ ko war a fale mais kañ ñuy fale ci biti lay jóge ñu ñëw jox ko donc yàllaay jiitu d'abord ci pal après nit ñëw ak ay kartam ak pexem mais tey bu fekkee askan wi la ñoo wëlbatiku jox ko bopp ne ko yow lañ jiital dem nañ ba ci biir askan boobu ne ko kat gis nañ ne am na ñu war a béy ñu ci bari ñu ngi Ndakaaru mënuñoo génn Ndakaaru ndax mesures yi ñii ne jumaa ak jàkk yi tëj nañ ko ñii toog ba mu yàgg ne kat war nañ gis ne marché war nañ ko ubbi parce que gars yi fa la ñuy daane seen i doole pour dund le jour au jour mais bari na doléance yoo xam ne doléance su askan wi la askan wi nga xam ne ñoo fal le président Macky Sall mu toog ak njabootam waxtaan ak ñoom d'abord avec les professeurs de sanitaire ñu jox ko ay orientation muy les mesures barrières ak ni ñuy renforcer capacité yi nga ne moom may permettre nit ku nekk mën a jël say matuwaay tey bu ñuy wax tey de transport public dañ koo tëjoon dañ koy alléger pour gars yi mën a dem béyi ndax Sénégal noonu ñuy dundee da ngay béy boo pare nga ñëwaat ci bu ñu ne dañuy alléger mesures yi pour gars yi mën a dem ci marché yi daan seen i doole bu ñu demee ba ne jumaa dañ koy alléger pour gars yi mun di julli di ñaan suñu borom am na loo xam ne tey bu ñu ko doon xeex ba suñu borom dogal tey le président déglu askan wi déglu sénégalais yi su jëlee décision yooyu wax dëgg yàlla mënuñu lu dul rafetlu ko te képp koo xam ne mos nga jël combat bi def ko muy sa combat nañu ubbi jàkk yi il faut qu'on soit cohérent dans nos pensées gis nga la pensée de l'homme mën nañ koy waxtaanee saa su ne di ko càmbar mais la pensée dogmatique la mooy du pensée sax le dogmatisme mooy li nga xam ne yàllaa ko wàccee muy alxuraanul karim tàmbalee baqara ba naasi amul luñ ciy réfléchir amul luñ ciy xaar ni ko yàlla waxee noonu lañ koy defee bokkul ak addis su ma juumee ñu xaw ma gàggan ndax du ma borom bokkuma ci daara jooju xaddis mun nañ ciy werante ndax am na xaddis yu bari yoo xam ne wér na yii dañ naan wérul te li dañ naan wér naag wérul werante gi la waaye alxuraanul karim moom baqara ba naasi moom am na wér naag wérul dafa wér péng tawul situation bu imposé wu ci jullit wala ci àddina am na nu ko alxuraan tënkee ak nu ko alxuraan organisé li ma bëgg a tënk foofu yëpp mooy tey nañu bàyyi xel di wax naan le président de la République dafa bàyyi ay loxoom dafa bàyyi dellu ginnaaw c'est un général qui a baissé les armes je crois que bu ko defee comme ni ñu koy xalaatee haute trahison lay doon ndax moment bii Sénégal toll ci mbas mi ñuy wax plus de 2000 et quelques cas morts yi di yokk président bu toogee ne maa mënul mënatuma du génne noonu de haute trahison lañ koy jugé ba pare parce que nag nekkul foofu nit ku déglu njabootam la population bi laaj nañ ko nekku li lañ bëgg wut na ay solution mais kii ku la ba ne dañuy créer 10 millions de masques pour la population ñu mën a